toute la ville en parle lii riir ci dëkk bi ci samedi ji Ndeye Comba Moreau di dalal Khadim Bamba Thiam nekk expert ci cybercriminalité nekk président bu association TIC protection Ndeye Comba Moreau ak Khadim Bamba Thiam ci toute la ville en parle samedi ji 10h jàpp 11h dinañu waxtaanee ci ñëpp ñoo xam ne yi dañ leen santa ci internet bi lu jëm ci film yu bon yi jaarale ci internet bi naka la ñu mën a def ba aar say données phénomène ñeel fake news tout tànk yeeg ni ñu nekkee ci internet bi naka lañ leen ci mën a aaree yile ponk ak yeneen Ndeye Comba Moreau ak Khadim Bamba Thiam dinañ ko waxtaanee ci toute la ville en parle samedi ji 10h jàpp 11h ci Rewmi FM 97.5 bu ko kenn wute. ku ne suñu Sénégal neexul. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su ne ñoo taamu Rewmi FM Dakar 97.5 di ko déglu saa su ne rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji nag seen émission sociale toute la ville en parle dalal Ahmadou Bamba Thiam nekk expert en cyber sécurité jiite association bi di TIC protection ñu daal di fas yéene waxtaanee lépp lu soxal chantage sexuel ci réseaux sociaux yi li nga xamante ni mooy site pornographique yi li nga xamante ni mooy sàccum données personnelles yi am ci Facebook ak yeneen i réseaux sociaux caméra de surveillance yi nga xamante ni njiitu réew Sénégal doon na ko yëkkati ci discours 3 avril bile phénomène fake news bi nga xamante ni yéen a ngi koy dégg daañu toj ngeen xam lu ni mel lan lay daal di signifier exposition maanaam xale yi nga xamante ni tamit ñu ngi ci réseaux sociaux yi ak danger yi nga xamante ni moo am ci internet bi ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaane ak kile di Ahmadou Bamba Thiam ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. jërëjëf Ndeye Comba di leen sant bu baax a baax ci invitation bi di nuyu ak di ziar ñi nga xam ni ñoo ñuy déglu yëpp à travers la rajo Rewmi FM di ñaan liñ fi waxtaan yëpp nekk lu dugg ci xol yi ak ci xel yi bu ñëpp mën si jëriñu. waaw ñu lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité tey ji dañ lay laaj lan mooy cyber sécurité. waaw cybersécurité moom boo ko tasee si ñaari mots cyber la ak sécurité. donc moo sécurité boo seetee mosu fi jóg mooy lépp loo xam ne day aar di sàmm di fagaru ak yooyu donc li si yokk rek mooy moo cyber parce que criminalité bi nga xam ne moo am léegi ci cyberespace bi donc foog ñu créer benn sécurité foofu loolu mooy indi moo cybersécurité waaw pour tënku mooy ay solution la yoo xam ne technique la ak non technique bon technique mooy lépp jëm ci ay système d'information sécurisé ak ay matériel ak yëpp non technique mooy li nga xam ne moom la ñuy def association bi mooy yee nit ñi parce que prévention mooy bunt bi njëkk ci sécurité. tey ji ngay former policiers yi ci lan ngeen di waaw ñu daal di wax tamit ci lépp lu soxal li nga xamante ni moom mooy association bi lee nga teg di association TIC protection lan moo waral nga daal di koy samp lan moo nekk ay objectif am. waaw li nga xam ne moo indi association bi simple ndaxte boo seetee. man États-Unis laa nekkoon def naa fa lu ëpp fukki at foofu laa jàngee foofu laa liggéeyee donc ma doon gis ne jamono boobu internet bi mu fay soog a commencé jàmm rek la woon dañ ko daan liggéeyee di ci jokkoo di ci def yëpp mu xëy benn bis ay nit gis ci ay bunt yoo xam ne moom la ñu exploité pour nax nit ñi moo xam pirater ay système ba pare yàq der ak yi nga gis yëpp moo fi am boobu Sénégal defe naa internet sax bu fekkee amoon na fi bëriwu fi woon bi ma ñibbisee ma gis fii Sénégal toll woon jamono boobu 10 ans avant États-Unis foofu la nekkoon ma xam ne 10 ans ma xam dans 10 ans
fi États-Unis nekk jamono boobu fa lañu Sénégal fa la jëm. ma gis ne bu fekkee te nit moom da ngay jàng si erreur yi ñeneen ñi def. ma xam ni et puis yoon bi ma gisoon ñu topp fii di ci nekk ci bu continuer dina indi ay musiba moo taxoon nag ñu créé association boo xam ne dañuy yee nit ñi pour musiba yi nga xam ne moo am ci internet bi def ko genre prévention mais boobu li si metti woon mooy kenn daaw ñu déglu dinaan jàpp ne yooyu Amérique la am ak ay Europe ñu xëy benn bis rek mu lëmbee jamono mais au moins ñun on avait pris les devants di tàmbali yéen nit ñi dafay émission télé yi rajo yi te yéen tamit jàpp ngeen ci bu baax a baax. mais xeex bi naka ngeen ko fas yéenee def TIC protection da ngeen dem ci média yi di yéen nit ñi ci li nga xamante ni mi ngi am ci internet bi mën a andi ay gàllankoor wala nan ngeen def da ngeen di def ay campagne wàcc ci terrain bi sensibiliser nit ñi comment ça se passe. parce que boo seetee man du ma ko tuddee xeex. parce que bon xeex mooy ne kii day jàpp fii kii jàpp fii di dóorante te ñun xeexuñu ak kenn. ñun li ñuy def rek mooy. gis benn musiba boo xam ne mi ngi fi ñu fexe ba nit ñi mukki si ñun nit ñi ñooy suñu cible du ñi nga xam ne ñooy def samba boy parce que samba boy yi police ak gendarmerie ñoo leen di jàmmaloo ak ñoom ñooy def enquête ñooy topp ñooy jël plainte ñooy def lépp ñun li ñuy def rek mooy nit ñi nga xam ne ñooy utiliser système d'information yi ñu fexe ba wax ak ñoom ba ñu mën a mukki si problème yi bu fekkee am nañ ci problème ñu jàppale leen ba ñu mun si génn. mais naka lay demee souvent. ci presse bi wala. waaw li si ëpp mooy benn bi mooy li nga xam ne moom ngeen def nii te yéen a ngi si jàpp bu baax a baax mooy permettre ñu mën dem ci télé yi ak si rajo yi di expliquer phénomène bi ñu ngi si muccee ak solution yi ba noppi aussi di organiser ay campagne de sensibilisation de masse dem ci école yi dem ci université yi dem ci gare routière yi fépp foo xam ne bërëb la boo xam ne ay doomu aadama dañu fay daje rek ñu dem fa wax ak ñoom parce que fépp foo jël Sénégal am ñi fa nekk ñëpp dañuy utiliser internet utiliser réseaux sociaux ba pare am portable donc li ñuy def mooy campagne de sensibilisation la ñuy def di waxal nit ñi ci école yi ak ci lieux publics yi ba pare di leen woo lu si bëri aussi dañ si liggéey tamit ak police ak gendarmerie ndaxte lu si ëpp bu ñu organiser ay campagne de sensibilisation dañ leen di woo ñoom ñu ñëw parce que képp ku am problème si internet bi wala téléphone portable moo xam ñu sàcc la wala ñu saaga wala ñu yàq sa der wala ñu def say photo si internet bi police ngeen ak gendarmerie léegi ñoom aussi bu ñu ñëwee dañuy expliquer population bi ni nga xam ne noonu la population war a def bu nekkee victime cybercriminalité fu ñu jaar ak yëpp donc coopération vraiment mi ngi jaar yoon bu baax a baax. et ça se passe bien la sensibilisation. waaw ça se passe bien parce que macha allah léegi nit ñi xam nañ ne léegi li ñuy wax réalité la ñu ngi koy gis ñu ngi koy dund te ñu bëri loolu rek la ñu wut mooy ñu yee leen. donc sensibilisation mi ngi waaye dara du si doy. parce que bis bu nekk nga gis koo xam ne tey ji la soog a am téléphone tey ji la soog a dugg si internet bi te kooku. la xewoon balaa mu koy jot xamu ko woon donc sensibilisation bis bu nekk dañ koy def ba pare lu ñu ci def dañ koy xeeb. li nga xamante ni mooy chantage sexuel yi bari na ci réseaux sociaux yi ci internet bi souvent lan nga mën a wax surtout ki nga xamante ni mu ngi doog a jënd téléphone am doog a ut abonnement internet am dugg naka lay xamee ni kii de fa mu jëm ak man moom mooy ci wàllum chantage sexuel yan indice la. naka lay demee souvent comment ça se passe. loolu benn domaine bu compliqué la parce que façon bu nekk nit ñi dañu la ko dikkee ndaxte dañuy gis ñoo xam ne dañuy nekk ay jigéen def ay photo góor dem ci ay jigéen parce que xam nañ jigéen ni muy réfléchir di leen ndax ba am seeni photo yooyu ba pare léegi suñu ko amee ba noppi di leen chanteloo pour ñu fay leen xaalis sinon ñu jub photo ci internet bi wala ci YouTube. am na ay góor yoo xam ne aussi dañuy jël dañuy ñëw di jël photo jigéen dem ci ay góor di leen waxtaan ñoom ba miinanteeg ñoom jël seeni photo seeni vidéo enregistré leen ba pare di leen chanté lool. am nañu tamit ñoo xam ne ñoom dañuy am téléphone ba pare exemple bi may joxe mooy suñu mbokk immigré yi ñun am nañu ci ay cas yu bëri yoo xam ne comme ni ñu waxtaanee li dañ koy takk tey jox warugar bi ñu joxaale ko benn portable. ba pare léegi su paree waaji ne ko wala góor ak jigéen jigéen nañu ko def góor nañu ko def. kenn ki ne keneen ki def ci Facebook wala WhatsApp wala Viber wala Imo comme ça yu si mën waxtaan. bu ñu demee ba ci biir comme distance bi dafa xaw a sori ñu affaire yi waxtaan bi commencé neex ñu commencé échanger ay photo ak ay vidéo bu am na ñoo xam ne mën nañu ko intercepter ak seen xam-xam bopp. caay-caay mais parfois aussi téléphone yi dañ koy day réer wala ñu sàcc ko. wala ñoom seen bopp ñuy jéem a envoyé parce que comme xamuñu ordinateur ak informatique miinuñu ko ñuy jëm wala ñu partagé ko pour seen borom kër wala seen soxna ñu jëm partagé ko si benn groupe te bu xasee ba génn foofu rek yu bëri amatoo ci benn contrôle am na aussi beneen bu xew aussi temps yi nit ñi di pirater téléphone seen jëkkër yi ak seen jabar yeeg ak seen yi ñiy génn nag yooyu donc yooyu aussi bëri na ay pirate téléphone loolu naka lay demee exactement loolu bon ñi ko def xam naa ñoo ko gën a xam parce que xam naa daal am na ñoo daal ñu ngi def yu mel noonu mais comment ça se passe naka lay demee
non da ngay gis benn bis rek nit ñëw ne la lii am naa problème bi donc soo ko laajee foo xalaat ne fa la war a jógee mais moom si boppam da lay wax ne kii kese moo mën a am photo yi ci man. kooku naka la ko mën amee. xam naa dafa du ñàkk daf koy def rek. donc si association bi ngeen yor souvent di ngeen gis genre cas yu mel noonu. waaw ñun façon cas bu nekk ngay gis. donc mais est-ce que donc da nga leen di pousser pour ñu dem porter plainte wala naka ngeen di def. donc ñun ku ñëw si ñun loolu la ñuy njëkk a def c'est-à-dire que bu ñu déjà que da ngeen dalal xelam bu nekk parce que en général gars yi bu ñuy ñëw. dañuy tiit affolé ñoom ak seen i mbokk ak yëpp. donc li ñuy gën def mooy dalal leen ñu xam ne lii du ñoom rek la mës a dal mës a dal ñu bëri. mais beneen état bi mooy ñu porter plainte parce que police comme ni ak gendarmerie ñoom ñoo mën jël plainte ñoo mën topp nit ñoo mën jàpp nit ñoo mën def ay enquête ñun li ñu mën def rek mooy teg la si yoon mais problème bi nga xam ne moom ngay am mooy Sénégal yi en général dañuy tàmmuñu culture dem porter plainte parce que bon boo demee porter plainte xam nga dañuy siiw parce que dañuy ragal ne boo demee porter plainte rek sa photo yi ak sa porte plainte bi nga porte plainte day mugg si réseaux sociaux yi ak ci revue de presse yi te gars yi dañ ko ragal donc dañuy daw presse ñu si bëri dañu ragal ne parce que ñu si am na si ñoo xam ne dañu siiw donc ragal nañ donc ay célébrité ñu bari am na si ñoo xam ne loolu la ñu nekk dañu ragal ne suñu demee rek ñu siiwal lañ ci revue de presse yi ak ci journaux yi ak ci télé yi donc loolu moo tax moo gën a metti liggéey bi mais nag mi ngi changé ndànk-ndànk. parce que mais est-ce que amul benn kii bu ngeen tëral collaboration ak police wala gendarmerie. foofu laa doon jëm nit ki mën na ñëw porter plainte dem te peut-être presse bi du ci jot bañ koy siiwal ba. bon loolu non nit ñee ko ragal waxuñu ku porter plainte da ngay dee siiw de waxuñu loolu de mais ñoom ñooy ragal parce que comme am na ay benn yoo xam ne gis nañ ko ci presse beeg yooyu dañuy ragal tombé ci yu mel noonu mais waxuñu ne boo porter plainte police ak gendarmerie ñu ngi def seen liggéey ci di denc anonymat di protéger seen ci en tout cas ñu ngi def seen liggéey c'est juste que nit ñi si boppam ñoom ñooy xalaat loolu seen bopp problème loolu donc léegi pour nga jëlee leen foofu mooy métti am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek wax ak yow après ne bon garaawul yàlla baax na. yàlla baax na donc. mais est-ce que souvent di ngeen ñooñu di ñëw ci yéen di ngeen leen di wax que yéen peut-être toll nañ foo xam ne ci nouvelle technologie yi ak ci internet bi ci réseaux sociaux yi que yenn photo yi c'est pas prudent wala yenn vidéo yi nit di ko def. même bu fekkee ak sa soxna wala sa borom kër sax c'est pas prudent. bon parce que mën na ci tomber. effectivement problème mooy ne que ñii ñëw di fekk def nañu ko ba noppi. c'est ça le problème ñi ñëw def nañu ko ba noppi. donc après mais ci campagne de sensibilisation yi oui dañ ko si boole bu baax a baax xamal nit ñi ne que lépp loo xam ne. parce que loolu analogie bi may joxe chaque fois mooy par exemple ñun bi ñu nekkee xale temps yi appareil numérique amul woon. boo daan foo studio nga daan dem dafa yaa ngi fàttaliku la studio. ma leen kuy dem studio xam nga doo fa photo boo xam ne bu ëllëgee bu ko kenn gisee nga am gàcce donc lépp loo xam ne doo ko def ci studio photo waroo ko def si sa appareil photo. donc lépp looy def rek loo xam ne bu génnee ci biti nga am ci gàcce rek bu ko sax jël. donc loolu lañ leen njëkk wax. mais loi bi par rapport ak côté photo vidéo obscène ci ban côté lay condamné kan la ñuy condamné exactement même bu fekkente ni sax peut-être ne ko juriste comme yaa ngi ci biir mën nga xam exactement photo bi génn na wala vidéo bi siiw na donc bu fekkee porté nga plainte comment ça se passe ki ko def maanaam borom vidéo bi wala borom photo bi la ñuy condamné wala ki ko siiwal comment ça se passe souvent. bon exemple la mën jox mooy. nit bu ñëwee par exemple ñëw ne la wan la benn vidéo ne la kii man la nit moo ko jël. def ko ci internet bi par exemple cas boobu. donc xam nga moom defu ko fa nit moo ko nax ba am photo daal di ko fay def donc kooku day porter plainte su demee police ak gendarmerie ñoom xam ne ni ñu ko lijjantee am na yeneen yoo xam ne ñoom mën nañu xam ki ko def. xalaat suspect lay nekk parce que kenn du ñëw ne la man maa ko def. ñoom aussi bu ñu demee police ak gendarmerie ñoom dinañ xam ne ñu koy lijjantee beneen bi mooy nit ki si boppam jël photo yi boo def erreur de manipulation comme ni ma la ko waxee mu daal dem feneen xam ne ni moom moo ko def mais fi mu jaar ba dem tamit kenn xamu ko donc yooyu enquête la yoo xam ne police ñoom ñoo ko def léegi ñoom suñu leen jàppee ñoo ko def li ma la mën a wax mooy loi bi daal moom prévoir na ay sanctions yu metti ngir ñoo ngi def loolu képp koo xam ne ngeen photo jàmbur trafiqué ko wala jël yàq deru nit wala yàq addunaam moo xam ci photo moo xam ci saaga moo xam ci lu mu doon loi bi am na disposition yoo xam ne loolu lay prévoir na ko te sanction yi boo seetee code pénal bu bees mujjee génn dañ ko gën a dëgëral dana dem ba 7 ans ba 10 millions d'amende donc loi bi moom côté boobu gën na mettil affaire yi bu fekkee def nga mais li ci gën a metti souvent ñi koy def parce que c'est un constat da ngay gis benn sénégalais wala sénégalaise def nañ ko mais bu ñu xool ki ko def souvent sax du nekk fii ca Sénégal
dañuy gis ni ci sous-région bi la ñu nekk ainsi de suite am na ñoo xamante ne ñoom la ñu étiqueté affaire yooyu du ku nekk sax mën nga ko def mais dafa am ñu ko étiqueté mais donc souvent comment ça se passe ki la ko def nekkul Sénégal mi ngi feneen parce que am na ñoo xamante ni sax mën nañ la wooye numéro Canada alors que nekkuñ Canada ñi ngi fii am ñoo xam mën nañ la wooye numéro Nigéria alors que ñi ngi fii am ñoo xam dañ lay woo téléphone sax ngay jot baatu jigéen alors que góor lañ ainsi de suite naka lay demee. waaw léegi bu fekkee nit ki nga xam ne moo la ko def xam nga ko non pas xam nga ko suspecté nga ko. donc boo demee police boo leen ko waxee ñoom xam nañ ni ñuy defee seen liggéey mais problème mooy nekk bu fekkee nit ki nga xam ne moo la ko def nga xam ko te nekk ko fi. xam nga mënoo ko def parce que xam nga police du jël avion rek dem jël benn nit jàpp ko indi ko Sénégal mais am nañu ay yoon yoo xam ne ñoom mën nañ si jaar ba fexe ba régler lu mel noonu mais bu fekkee ki la ko def nag fi moom du nekk lu yomb parce que nekk ko fi day dina mais ñoom am nañu seeni jumtukaay yoo xam ne mën nañ ko def ba lijjanti problème boobu. mais est-ce que c'est possible parce que souvent bu ñu jëlee vidéo yi dañ koy dugal YouTube mais est-ce que c'est possible que yéen surtout yéen côté TIC protection que ngeen dugg YouTube pour mën a signaler wala retirer vidéo bi est-ce que c'est possible parce que ñu bari loolu la ñuy laaj ku may jàppale pour ñu génne vidéo bi ci YouTube bi. souvent sax loolu lañ lay wax. sax nu may fexe ba. bañ génne ko parce que problème bu amee balaa ngay chance def dara li nga njëkk a def mooy génne vidéo. bon en général loolu bu fekkee yow xam nga ne que parce que ñu am nañu ay dispositifs de signalement ci site yooyu ay Facebook ak YouTube yëpp chaque fois boo ci nekkee gis ci vidéo wala loo xam ne jaarlu yoon ak fu mu mënti jógee mën nga ko signaler léegi boo leen ko signaler ñoom ñooy jugé ba xam dañ koy dindi wala duñ ko dindi par exemple boo seetee am na vidéo yu bëri yoo ay vidéo saaga lay nekk mu am jafe-jafe génn parce que bon am na dëkk yoo xam ne parce que comme ni ma ko waxee loi Sénégal lay am donc dëkk bu ne am na yoo xam ne Sénégal saaga la fi nekk mais dëkk yu bëri du fa saaga donc te ñoom bu ñuy def dara seen biir dëkk seen loi lañ koy basé pas loi Sénégal donc parfois mu xaw a compliqué mais am na ay dispositifs yu am sur le plan international yoo xam ne mën a lijjanti loolu. mais donc c'est pas évident ngeen génne vidéo pour ñun du ñu génne vidéo c'est-à-dire que ñun du ñu génne vidéo parce que vidéo bi yow yaa ko moom. yow yaa ko war a signaler bu fekkee retiré yow yaa war a remplir formulaire bi koy retiré ak yëpp yaa ko war a signaler mais beneen bi tamit aussi bu fekkee da nga porter plainte parce que affaire basique mooy nga porter plainte soo porter plainte ñoom bu egsee si police wala gendarmerie ñoom xam nañu nu ñuy def ba jéem a dindi vidéo boobu mën na nekk mais ñoom ñooy def loolu ñun li ñuy def mooy accompagner la teg la si yoon mais est-ce que ci naka lay demee souvent comme li ma la wax sax nga nekk Sénégal di wooyee nit numéro Canada wala Nigéria wala je sais pas wala ak voix yooyu nga xamante ni souvent ñoom dañ koy changer ba mën a tromper nit ñi ba mën a dugal li nga xamante ni mooy chantage sexuel bi ay logiciel la wala ay lan la. waaw bon xam nga boo seetee léegi jënd numéro téléphone yow mën na am na bon yooyu yu bëri mënoo ko si rajo bi mais am numéro téléphone boo xam ne nekk Sénégal am téléphone Amérique wala Japon wala yooyu nekkatul mystère boo tapé kii sax nañ la wax ñu ngi expliqué donc du nekkatul lu ñu nëbb c'est une information qui est publique donc ñoom foofu la ñuy basé jënd ay numéro téléphone fenn ba noppi di si def ci crédit ba pare di si woote noonu rek lañ koy defee waaw ñu gis ni temps yi am na ay site pornographique yoo xamante ni ñi ngi am na si boo xam ne sax du ñu wax turam peut-être ki koy gérer wala ki koy kii nekkul fii Sénégal mais en tout cas vidéo yi ñu fay dugal ak photo yi ñu fay dugal ak yëpp yu waa Sénégal donc ay scandale sexuel yu baree bale ay sex tape ay homme public wala ay femme publique yoo xamante ni actuellement seen àdduna mi ngi yàqu grâce à site pornographique boobu loolu lay ban jàngat nga ci am. bon site pornographique yooyu parce que site yi moom kii na li jàngal bi ngi si am mooy déjà lu metti la donc di masawu ñi nga xam ne ñoom lay dal mais xaw na compliqué parce que site boo xam ne nekkul Sénégal hébergé wuñu ko Sénégal ki ko moom nekkul Sénégal du nekk loo xam ne dafay neex a lijjanti mën nañu ko lijjanti mais du nekk lu simple du nekk doo ñëw rek salaamaaleykum salaam da ngay nañ ko teg xam nga bu fekkoon site bi Sénégal la nekkoon ki ko moom nekk Sénégal ñu hébergé ko Sénégal loolu lijjanti ko police wala gendarmerie lu yomb lay nekk si ñoom waaw mais bu fekkee nekkul Sénégal wala bi ma déggee benn bis nit naan dañuy tëj site bi ay dañ koy bloqué moom bloqué yëpp mën na nekk mais blocage moom bloqué woon nañ ko mais yàggul non mën nga bloqué site mais xam nga bloqué site moom du solution parce que site bi bu fekkee dafa tudd abcd.com nga bloqué ko mu yokk si abcde jël contenu bi changé ko feneen donc blocage du solution parce que nit ñi ñoom parce que yomb na da ngay dem inscrire rek parce que données yi ñoom ñoo ko yore donc fu la neex lañu ko def te créer site internet moom si benn seconde la
donc li am solo mooy jéem a am benn stratégie boo xam ne mooy permettre phénomène daal di dañ loolu moo ëpp solo defe naa jéem a bloqué ay site parce que site boo bloqué ñu ubbi ko feneen. parce que gis nañ commission données personnelles CDP waxoon nañ ni bloqué nañ site boobu parce que duñ ko defal promotion mais biñ ko bloqué yàggul ça fait 2 jours nit ñi commencé te dañu waxoon dañ ko bloqué à partir du Sénégal maanaam boo dekkee Sénégal doo ci mën a accéder mais bu fekkee yaa ngi beneen réew da ngay mën a accéder ci site bi. waaw mooy li ma la wax c'est-à-dire que blocage moom du solution. parce que koo xam ne ABCDE boo ko bloqué mu yokk ci F. ba pare jël lien bi envoyé waat ko mu daal delluwaat fi mu nekkoon. donc blocage moom du solution. peut-être am na yeneen solution yu am nag. mais lan moo ciy solution par rapport ak site boobu. bon site boobu moom wala site yu mel noonu. parce que wala site yu mel noonu duma bëgg di personnaliser d'une manière générale. waaw en général site yooyu mooy bon am na dëkk yoo xam ne mënoo am contenu pornographique du dugg ci dëkk bi. ak mënoo da ngay soit nga jël lépp tëj lépp benn yoon xam nga. wala nga bàyyi ko mu jàll mais mënoo tëj bii bàyyi bi parce que am na yeneen yoo xam ne du Sénégal ñoo koy def ay yeneen nit ñoo ko am nekk ci yeneen dëkk ba pare di copier vidéo yi parce que vidéo yi ngay gis foofu ci site yu bëri foofu lañ ko gisee mais ñu bëri dañ koy reprendre comme fii rek journaliste yi kenn day am benn article defe naa yaa ma gën a xam loolu benn site reprendre donc même boo bloqué site bi nga article bi fi mu njëkk jàllee am na yeneen 50 sites yoo am nañ ko donc mbir mi dafa metti te tamit site yooyu tamit dañuy dugal li ñuy wax chantage parce que parfois dañuy annoncer benn vidéo mu leer na leen ni xaalis lañ ci bëgg pour ñu bañ ko publier. waaw effectivement bon loolu tamit day dugg ci biir chantage bi rek. donc chantage moom vraiment nekk na mbir boo xam ne moom mi ngi lëmbee jamono te nit ñi sonn nañ ci lool. naka nga gisee taxawaayu commission des données personnelles bu Sénégal pour nga wax ñu exactement lan mooy données personnelles pour nit yi xam lan la ñu war a mën a dugal ci réseaux sociaux ak lan la ñu bàyyi ñu ñëw ci CDP ba pare taxawaayam ak lan mooy utilité bon CDP bon defe naa ñoom ñu expliqué woon la li ñuy def defe naa moo doon gën a mais li ma xalaat mooy ci mën naa si wax ci wàllu xam-xam c'est-à-dire que données personnelles moom parce que ñu bëri dañu koy dégg mais xamuñu ko baax na nga posé ko mooy bépp information boo xam ne daf lay identifier yow par exemple nga ne yaa ngi tudd par exemple Moussa Ndiaye date de naissance bu ne Moussa Ndiaye rek xam nañ kan la bu ñu nee date de naissance am daf koy gën a simplifier ñu yokk ci turam adresse téléphone même kii bi ngay utiliser téléphone bi ngay utiliser sax adresse IP bi léegi mën na nekk den données personnelles mooy lépp loo xam ne suñu ko waxee rek daf lay identifier ak lu mu mën toll donc loolu mooy données personnelles donc commission données personnelles mooy saytu loolu fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yore di ko yore nu baax ba noppi tamit di ko déclarer. mais données personnelles fan ci réseaux sociaux yi wala ak fan exactement lépp ci d'une manière générale. si en principe d'une manière générale mooy fépp foo xam ne dañ koy utiliser mooy ci opérateurs yi mooy vidéo surveillance yi nga xam ne yow da nga koy yore sa kër sax da nga ko war a déclarer. yow bu fekkee da nga am ay liste ay clients yooyu am donc lépp loo xam ne ay données yooyu collecté ci ay doomu aadama rek da nga koy collecté. mais problème bi ñu am mooy Sénégal lay am. parce que ñoom mënuñu forcer Google. wala Yahoo wala Amazon non comme li ma loi Sénégal la yem. souvent dañuy gis tamit Bamba ñu gis ne suñu publier benn article ci site internet di site d'information yi comme par exemple nga dem fu mel ni Seneweb naa ko cité mais da ngay gis ni il suffit nga jël benn photo Bamba rek def ko fa daal ne Bamba expert en cybersécurité da ngay gis ci suuf ci commentaire yi saagaak façon wax bu ñaaw bu nekk di nga dégg ñu bindal ko foofu mais loolu est-ce que commission des données personnelles mën na ko xeex. Voilà, est-ce que loolu am na solution tamit. c'est-à-dire commission de données personnelles comme ni ma expliqué xam naa ñoom ñu waxal seen bopp parce que man kii xaw mais est-ce que loolu en tant que informaticien mën nañu ko xeex. waaw si côté xam-xam mën naa ci wax. mais côté données personnelles ñoom ñoo war a mën a défendre seen bopp. léegi si côté xam mën na nekk parce que dëkk yu bëri boo envoyé par exemple benn commentaire si site bi. balaa ñu koy da ngay toog tuuti ñu soo ko gis. parce que am na benn nit boo xam ne moo nekk ci ginnaaw. tudd modérateur boo bësee bouton bi rek moo koy jot ba noppi xool ndax baax na wala baaxul wala wér na wala wérul mu soog ko jàllale. loolu dafa war a am mais loolu il faut nga imposer ko gars yi ñu def ko parce que loolu. borom site yi parce que ay logiciels ñoo koy def ay nit ñoo koy gérer te loolu ressources humaines bu yokk ci seen. kii leen dafay laaj pour yeneen employé. ah oui investissement la parce que il faut que déjà nga kenn kuy xool loolu te loolu liggéey la en temps plein. et puis il faut ci développement application aussi ngeen sóoraale loolu. donc loolu peut-être état wala
code yi yooyu ñoom ñoo mën a forcer nit ñi ñu def loolu. mais dañuy gis souvent yeneen sites yi comme nga dem fu mel ni RFI wala ainsi de suite. da ngay gis ni foofu pratiquement commentaire sax doo ko gis. wala booy gis commentaire da ngay gis quelques commentaires yoo xamante da lay leer ni dañ ko segg. mooy li ma la c'est parce que am na disposition yoo xam ne moo am seeni loi. buy interdire buy forcer site internet yi ñu mosul naa ko wax yaa ay 5 ans c'est-à-dire qu'il faut que loolu ñu def ko ci disposition yi nga xam ne site bu nekk léegi balaa commentaire booy def day am modérateur. nga xam ne léegi yow bu fekkee da nga publier loo xam ne nit dafa saaga nit wala yàq nit deram yow nga mën a nekk responsable bi. mais loolu ay disposition la yoo xam ne nit ñee ko mais loolu aussi il faut mu accompagnement du loo xam ne dañu ko imposer site yi. pour man waxtaan la war a nekk parce que ñoom ñu xam nañ loolu du yoon. ñu ko def aussi xam nañ ne du yoon. donc mais waxtaan la war a nekk boo xam ne mais nag il faut ñu dénk ko wala wax ci ñi nga xam ñoo ci war a wax ñoo ci wax. parce que Sénégal aussi da ngay seetlu ne. di presse en ligne bi toog ci waxtaan si. après ñi parce que Sénégal da ngay seet sujet yu bëri dafay am mais ñi si war a wax duñu si wax. dañu ki gën a bëri wax moo ci wax. waaw donc mooy indi problème yu bëri fii si kii. moom beneen scandale bu laal affaire données personnelles laal Facebook di réseau social boobu ak lu ñuy wax kuréel googu di Cambridge Analytica est-ce que mën nga ñu tojal yax bi ñu xam naka la Facebook di sàccee ay données personnelles di ko jox kuréel googu le surtout ci côté politique. waaw il faut aussi nit ñi xam leen. def naa mosoon nañu si waxtaan ma yow yaa ay 4 ans yooyu. nga laaj ma Facebook ak ay Amazon nu ñuy def ba am xaalis. mais yow mënoo ñëw par exemple inscrit si benn site internet boo xam ne yow fayoo si dara site boobu kooku dafa am ay employés am ay serveur di fay téléphone courant ndox ak lépp am ay charge yow bis bu ne nga nekk suba ngoon ba noppi yow nga bëgg mu mooy la mais amul gratuit amul fenn léegi ñoom aussi il faut ñu am neen nu ñuy dundee léegi ni ñuy dundee ñoom ñoo ko xam. donc final pour tënk ko yow mi nga xam ne yaa utiliser loolu yaa nekk produit bi dafa yow la ñuy jaay donc il faut aussi nit ñi xam loolu. mais ci naka. foofu laa doon jëm après. parce que boo seetee li nga tudd léegi comme léegi siiw na ñëpp mën nañu ci wax mooy Cambridge Analytica boobu. ñoom dañuy def ay consultant lañu si benn pàcc li ñuy def pour ku bëgg nag président ñoom par exemple mën nañ dem fenn. nga xool à peu près ñaata nit jigéen ñoo fa nekk ñaata góor exemple laa joxe rek ñaata góor ñaata jigéen tendance yi fan la ak kii ndax ay noir la ñuy ndax ay tubaab la ñu wala dara yooyu yëpp ay données la yoo xam ne politicien dañ koy soxla pour seen stratégie léegi données yooyu xam nga yow mi politicien mënoo ko am Cambridge boobu ñoom mënuñu ko am mais Facebook boo seetee par exemple nit ku nekk fi mu toll nii boo génnoon par exemple photo benn politicien Sénégal rek di nga gis ñu bëri dañ koy def like dañ koy like dañ koy aimé mais aimé yooyu ngay gis noonu ñoom xam nañ aimé yooyu fan lay jóge donc mën nañ xam yow bu fekkee kii nga mën lañ la wax ñoom fi comme politicien nga yow saa yoo génnee fenn rek waa gox bi ñoo la gën a bëgg te waa gox bi duñ la cliquer mukk mooy nekk ko dañ laa bañ donc mooy nekk war nga xalaat yow lan nga war a liggéey foofu donc données la yooyu wax exemple laa joxe rek quoi parce que dox ma noonu donc yooyu gars yi nga soxla mais données yooyu Facebook moo ko am Facebook moo ko am donc soo ko soxlawee foofu foog nga dem si ñoom ñu jaay la ko boobu mooy benn bi beneen bi mooy Facebook si boppam fan yi aussi am na beneen scandale bu am mooy données yi nga xam ne yow moom nga am sa biir téléphone portable sa biir téléphone portable waaw c'est grave parce que am bi nga am xaaral mooy kii tënkal la ko mooy SMS yi ngay def ak date bi heure bi téléphone yi ngay def ñi ngay woo heure bi durée appel yi ak lépp lañ koy am mu feeñ na temps yi nii mais bi ñu la laajee ñoom si contrat bi def nañ ko si xam nga mës nañu wax émission man la yow yaa ay 4 ans man la contrat yi bëri nit ñi duñu ko liir mais lu si ëpp lépp lu ñu la def boo séddee si contrat bi. yow yaa ko signé yaa ko liiru comme fii boo demee banque leb xaalis rek. xam nga amul aussi bu dee amul négocier. da ngay signé wala doo signé. waaw donc boo signé ba pare après leneen am si. dañ lay woo ne la contrat bi yaa ko signé woon. donc noonu la demee rek affaire yi moom lépp loolu li ñu la def rek lu si ëpp yow yaa ko signé. c'est parce que doo ko xam ñoom loolu lañ wax. Anoma da ngay dem ba gis ni yow li nga xamante ni mooy Google wala Facebook day contrôler sa vie parce que même parfois da ngay dugg Facebook. ñu lay wan sa contact téléphonique yi maanaam ajouter diw mi ngi fii ajouter diw mi ngi fii di génne say kii comme ni nga ko waxee est-ce que pratiquement dañuy contrôler sa lépp. waaw mais effectivement mais est-ce que loolu mën nañ ci mucc actuellement. mais loolu mooy objectif bi en fait ñoom si loolu la ñuy dundee. say goût li nga bëgg li ngay seetaan mais simple mooy yow mën nga dem ville. ville rek Dakar. toog ba mi dañu jot benn message bu lay wax ne que am na restaurant ABCD bu nekk rue Grâce la moom naka la xamee ne que midi boobu yaa ngi ville
te heure añ jot na te sa xel dina nekk si añ parce que am na ay yoo xam ne di nga ko def di nga ko cliquer wala di ko def wala dara mu xam ne kii par midi dafay génn par midi day dox dem añi te dox na li day am nu mu demee sax boo deful ndànk sax boo santee saar wala sow nga xam ne ceeb nga bëgg mën leen suggérer benn restaurant boo xam ne day jaay ceeb donc yooyu yëpp dafa am donc sa vie si boppam moom la ñuy parfois nga jékki-jékki ñu ne la Bamba mi ngi sa contact téléphonique yi ajouté ko mi ngi Facebook te amul Facebook ne la amul Facebook moo ne moom dem nañ si compte am parfois ñu ne la amul Facebook invité ko mu ñëw Facebook donc ñoom dem nañ ba si compte am ba xam ne amul compte Facebook installé wul application bi ba pare nga daal di koy ajouté am na sax beneen aussi bu ñuy bu scandale bu génnoon tamit bu ñoom malicious acte ay benn outil la boo xam ne léegi bon découvrir nañ ko léegi bon mënatul def limite donc mën naa ko wax boo xam ne gars yi dañu ko doon utiliser pour dem def ay recherche par exemple si Facebook si boppam daal télécharger données lu leen neex ci biir Facebook donc ay nit n'importe qui xam nga fii sax da nga ne benn compagnie consultant la mais am na ñoo xam ay nit normal lañu ñoo xam ne ñoom ñooy dem ci site yooyu di fa télécharger ay information ay nit ba ñu ko xamee yàggul ci lañ ko soog a fixé mais Facebook tam mën nañu wax du si données personnelles yooyu rek lay basé parce que gis nañu day am ay publicité léegi waaw c'est day publicité c'est-à-dire que bon loolu xam nga moom ba ut xaalis moom buntu yëpp ngay xool mais balaa publicité di am dañu mës a am ay bénéfices ay milliards fi nga ko daan jëlee ñoom ñëpp du Facebook Google Amazon ñoom ñëpp noonu la ñuy dundee donc nit ñi si boppam nañ jàpp ne ñooy produit kon est-ce que ñoom lañuy jaay est-ce que yow da ngay conseiller nit ñi comme ça ngay ubbi compte Facebook nga def fa maanaam sa kii yëpp fa nga jàngee fi nga juddoo ainsi de suite wala lan ngay conseiller nit ñi nga def sa tur ak sant yam foofu wala mais ça dépend loo ci wut rek bu fekkee da nga ubbi compte Facebook juste pour am ay xarit ñu ajouté la ngeen ajouté mais minimum bi nga parce que ñoom force bi la nga joxe dara force bi la nga joxe sa date de naissance force bi la nga joxe dara lépp loo fa def lu si ëpp yaa leen ko jox mais nit aussi buy laaj lépp lay laaj yow boo fekkoon da nga demoon fenn di ñaan kenn xaalis da ngay commencer par 1 milliard ngay commencer bu la joxee 100 francs nga am si mais doo yem ci doo commencer par 100 francs donc ñoom lépp lañ leen laaj léegi nag am na ñoo xam ne ñoom dañu bëgg joxe et puis dañu bëgg joxe information surtout côté like bi ngay gis nii aimé bi am na ñoo xam ne loo génnee si internet ñu aimé ko am na ñoo xam ne loo yónnee Facebook loo yónnee WhatsApp ñu partagé ko dañu bëgg partage bëgg aimé donc loolu aussi soo ko bëggee tamit il faut conséquences yi nga koy ñan ñooyu dañuy dégg moo brouteur ci internet bi ñan la brouteur yooyu bon brouteur moo la bu yàgg boo xam ne si ay Côte d'Ivoire yooyu la commencé mooy ñi nga xam dañuy ñëw xam ne nekk góor ba noppi benn exemple nekk góor ba noppi créer benn profil jigéen ba pare dem si benn góor minante ak moom fexe ba am ay information daal di koy nax wala daal ñëw ne la par exemple man gagné nga benn loterie boo xam ne mosoo ko joué wala ne la man sa Ghana kii laa nekk ay dëkk yi amoon guerre par exemple comme ay dëkk africain yi amoon guerre Centrafrique par exemple ne la sama pap moo nekkoon roi bi gaañu na mais léegi dama bàyyi ay milliards bëggoon nga dimbale ma mooy yónnee xaalis bi donc ñoom naxaate la ñuy jaar ci internet bi pour am xaalis mais nag mooy phénomène dóor martu bi nga daan dégg loolu foofu la jógee mais les africains lañu waaw mais tout rek pour xool nooy amee xaalis li ñuy fexe ba jaar ci internet bi am xaalis ba pare nga yónnee leen ko ñu daat lay nax mais ay africain nag lañ ay africain dañu gis nañ tamit ni waaw léegi ñu ne am na ñoo xamante ni WhatsApp bi dañ koy pirater est-ce que loolu c'est possible pirate WhatsApp léegi nga jàpp ne que lépp loo xam ne informatique la am na ñu koy pirater nga jàpp loolu rek comme nag WhatsApp ak Google ak parce que yàgg nañu avant WhatsApp yàggul WhatsApp matul 4 ans WhatsApp yàggul bi ñu ko créé dafa xëy rek dafa teel a juddu teel a siiw ñu jaay ko Facebook jënd ko mais yàggul te balaa boobu da nga naan dégg ñu naan pirater ay compte email yow yaa ay 5 ans bu ñu naan waxtaan da nga naan jox exemple pirater compte email donc dañ ko pirater yu demee noonu donc piratage moom tant que informatique mi ngi fi piratage di am ak fu mu mënti nekk hameçonnage dañ koy dégg hameçonnage mooy lan hameçonnage mooy comme souvent sax dama ciy tombé waaw ñu verrouiller sama compte waaw hameçonnage comme ni nga ko déggee mooy comme hameçon ndax hameçon mooy li ngay sànni jën bi mu màtt ko su ko màttee nga jàpp ko donc noonu la rek c'est-à-dire que ay technique la yoo xam ne nit ñi sambabo yi mooy cybercriminels yi moo xam brouteurs yi moo xam képp koo xam daal bëgg na la mepp da lay yónnee benn message boo xam ne comme bi ma la exemple bi ma jox léegi rek ne la da nga gagné boobu moo si gën a simple ne la gagné nga après nga cliquer ci benn lien
boo cliquer ci benn lien mu installé virus boo xam ne day tax mu mën a accéder sa information wala mu ne la léegi yónnee ma say information jox la benn formulaire nga remplir ko foog nga remplir pour mën a gagner def ki sa carte d'identité sa passeport boo deful ndànk sa def sa passeport njaboot yëpp ak seeni carte d'identité ba pare yónnee ko xaalis pour mu dem donc daf la mepp moo bi affaire loolu daf la mepp daf la hameçonné ndax la jox la benn appâté la nga dugg ci piège bi mu daal di parfois tamit nga gis Facebook yi day mel ni day am yeneen site Facebook yu ñuy ubbi maanaam da ngay def facebook.com rek ñu indi plateforme bi nga remplir sa email ak sa mot de passe nga dugg alors que Facebook bi nga dugg du boobu. waaw alors que dafa mel ni beneen Facebook nga dugg. donc automatiquement léegi su amee da ngay gis Facebook day verrouiller sa compte. mais même kii bi même procédé hameçonnage bi nga wax léegi. moom la par exemple benn nit. boo xam ne dafa bëgg say information nga parfois nit da koy def dañu koy def ay samba boy créer benn faux site mais site boobu day niroo exactement ak site bi par exemple si banque yi ñu bëri noonu lañ leen naxee noonu lañ leen di naxee dañuy ñëw nga xam ne yow banque bii nga nekk ñu créer benn site boo xam ne banque boobu lay nirool exactement ba pare léegi présenté la ko ak ñu ne ko présenté bëri na mais daal nañu fexe daal ba nga cliquer soo cliquer mu ubbi seen page ñoom nga dugal say données rek nga dugal sa mot de passe ak sa pseudo c'est fini nga dugg c'est fini ñoom aussi bu ñu koy am rek léegi dañuy donc dañuy mën a accéder sa nga xam ne du site bu baax bi ñoom def nañu def bon donc loolu ci kii hameçonnage la bokk donc bëri na ay mbir yoo xam ne daf ci am waaw ñu ñëw ci li nga xamante ni dégg nañ sax njiitu réew mi temps yi doon ko yëkkati ci 3 avril bi di wax ni léegi ci mbedd yi Sénégal yi Dakar yi dañ fay installer ay caméra de surveillance ay vidéo de surveillance loolu naka lay demee exactement est-ce que c'est tout à fait normal parce que dinañ koy gis ci yenn réew yi fu mel ni États-Unis mais est-ce que le Sénégal a les moyens pour def loolu ci côté insécurité bi nga xamante ni actuellement ñu ngi koy dund. waaw effectivement dégg naa ci discours président 4 avril. mu ne dañuy installer ay vidéo surveillance ci Dakar ak ci banlieue bi man ñoom ñaar laa jotoon a dégg. bon boo seetee aussi indi na coow lu bëri parce que ñu bëri xam nga saa yoo waxee surveillance rek. ak contexte bi ñu nekk nii gars yi dañuy tiit. Pour moi, je pense que mënoon na wax par exemple vidéo de sécurité wala vidéo caméra de sécurité wala vidéo de protection. def naa loolu moo doon gën a ci côté communication. moo doon gën a jàll que vidéo surveillance parce que gars yi duñu jàpp vidéo mais surveillance bi la ñuy jàpp. mais ak nu mu munti demee rek li ko tax a jóg mooy parce que boo seetee léegi moo Dakar que soit Dakar ak fu bëri yaa ngi dégg ay kidnapping yu am ay Touba. ay Dakar ak yenn dëkk yeeg yooyu. insécurité bi nga xam ne moom moo am ak kidnapping yi ak agression ak yëpp mooy tax chaque fois booy gérer sécurité dëkk da nga war a di améliorer donc dans le cadre de l'amélioration de la sécurité xam naa si la ñu xalaatee ne que war nañu ut ay caméras de surveillance parce que mënoo koñ bu nekk nga am benn policier wala benn gendarme mënta nekk donc il faut nga am par exemple ay affaires ay systèmes yoo xam ne mooy wuutu policier ak gendarme yi ci yenn gox yi loolu dina permettre su amee ñu mën a gis di fay xew parce que bu fay xew da nga gis nit ñi gis oto yi gis plaque d'immatriculation bu fekkee avancé na ak li fay xew donc dina permettre dina yombal enquête dina la permettre par exemple bu dara amee di nga ko mën a gis ba pare aussi di nga xam lan la demee ak boo waree yónnee ay nit par exemple di nga xam ñaati ngay yónni donc ay stratégie la yoo xam ne vraiment lu baax la c'est juste que bu ñu koy def mais est-ce que Sénégal am na moyen pour def bon xam nga sécurité moom lu la wax gars à chaque fois soo ñëwee nga par exemple nga wax benn système dafa cher sécurité moom la sécurité n'a pas de prix c'est-à-dire que mais li ça n'a pas de prix parce que boo ko amulee aussi bis bu ñu dalee sa kaw par force di nga ko wuti donc balaa ngay xaar ñu musiba dal la nga uti ko benn yoon. mais dañu c'est juste que aussi dafa am parce que bon système li saa yoon système dafa am yu muy àndal il faut mu nekk système boo xam ne c'est de qualité il faut mu nekk il faut mu performant ba pare aussi il faut que ñi nga xam ne aussi ñoom nga ko dénk pour ñu koy gérer ak di ko exploiter ñu former leen formation bu baax ba pare mu nekk lu continu. c'est très important. dañu gis ni tamit Bamba léegi souvent ci commerçant yi ci yenn kër yeeg ñoom seen dañuy jékki-jékki rek def fa caméra. parfois sax xam nga bu fekkee da ngay def vidéo de surveillance wala de sécurité war nga jaar police ainsi de suite mais en cas nga jël vidéo monter ko sa kër wala sa magasin bi ngay jaayee est-ce que bu fekkente ni déclaré woo ko police bu dee sàcc ñëw na ba nga gis sàcc ba yóbbu ko est-ce que vidéo boobu dina valide. est-ce que dinañ ko reconnaître. parce que en principe bu fekkee da nga teg vidéo fenn da nga war a def benn enseigne wala benn signe buy naan par exemple cet endroit est sous surveillance nga xam ne ku ñëw rek
dina xam ne fii mu nekk nii am na caméra de surveillance boo xam ne moom parce que nit di nga nekk fenn am yoo xam ne da nga koy def yoo xam ne boo sañoon du feeñ il faut que nga avertir nit ki ne ku dugg rek da koy gis te day visible beneen bi aussi mooy bon xaw ma nag da nga koy déclarer police wala gendarmerie musuma dégg loolu xëy na may wóoruma mais xam naa ne da nga ko déclarer CDP parce que ay données la yoo xam ne mooy li ñu waxoon sànq ay données yoo xam ne da nga koy collecté ci ay doomu aadama donc da nga ko war a déclarer donc loolu da nga ko war a déclarer waaw da nga war a déclarer ne que yore nga parce que ay données yooyu collecté rek comme ni ngay collecté téléphone nit ak ay email la mag ak mais léegi da ngay gis ñëpp am ñoom day wut seen nekk sa teg fa caméra kenn du ko yëg waaw mais xam nga même chantage sexuel yi bari sax foofu lay jóge mais malheureusement léegi ubbi appartement am def fa caméra waaw bon malheureusement bon xam nga Sénégal moom li nit di def te du ci yëgoo ak ñu si war a yëgool dafa bëri mais loolu rôle état mooy réguler moom mooy gis loo xam ne du yoon ñu lijjanti ko donc ñoom ñoo war lijjanti loolu waxtu bi bareetul mais dinañ la laaj ci fake news fake news mooy lan ci réseaux sociaux yi Twitter surtout dañ koy gis waaw léegi fake news jamono bi dafa lëmbee jamono parce que boo seetee mës na am yàgg na am parce que fake news mooy fausse information rek mooy loo xam ne dëgg la mooy yàgg na am boo seetee grand place yeeg ñun bi ñu nekkee xale yëpp da nga ko daan dégg mais li tax mu siiw léegi parce que léegi internet moo tax mu siiw parce que nit mën na ñëw daagi ne par exemple am na benn tempête bu am par exemple benn dëkk rek def ko rek ci 10 secondes Twitter 10 000 personnes retweeté ko retweeté mooy nga jot benn tweet partagé waat ko te sax du ko leer ne ko am na léegi su ko defee léegi bu dee ñu ne par Venezuela la am wala Afghanistan wala yaa xam fu mënti nekk nga am fa ay mbokk yow da ngay tiit parce que léegi yow le temps doo mën vérifier ndax dëgg la ñoom aussi donc mën na yàq ay kii yu bëri et puis parfois am na si ay entreprises yoo xam ne seen business noonu la yàquwee parce que nit day xëy rek def benn tweet ne produit bi dafa rey benn nit daf ko garab la wala dara daf ko lekk wala mu naan ko wala mu diw ko mu rey benn nit rek mu siiw léegi balaa moom muy am stage de communication ak di xeex ak yooyu yëpp fekk c'est trop tard mais c'est parce que comme li nga am wax nga laaj nga wasaan nit ñi war di saaga si internet bi ak yooyu mais boo jëlee benn vidéo saaga léegi nga am 100 000 vues léegi balaa ngoon jot mais soo waxee lu correct te pourtant boo ñëwoon léegi di yenn ñi comme li ngay def nii moytu leen li doo am 100 vues donc àdduna si boppam moo doxal nit ñi si boppam ñoom ñu bëgg information mais il faut mu nekk information boo xam ne dafay tiitalaate ba pare flagrante du moins ak yu demee noonu pour ñu mën ko nit si boppam moo tax da ngay gis benn tweet bu bon génn rek am na ay études sax yu si gars yi def par exemple bu dee lu baax la pour nga am 1000 tweet day metti mais bu dee lu bon si une minute mën nga am 10 000 partage dañu gis ni sax bu njëkk ba souvent ci Twitter bi yenn personnalités yi présidents yi ministres yi souvent ñoom foofu lañ doon gën di communiquer ñu bari sax daawuñu fa kii parce que suñu amee info bu ñuy jàllale comme le président Sall foofu nga koy bind mais léegi dafa mel ni dañu commencé di pirater yenn compte Twitter yi bon piratage moom comme ni ma au début rek c'est-à-dire que piratage moom fépp lañ koy def donc képp ku am sa site wala sa kii sécurisé wuloo ko même boo ko sécurisation en 100% amul fenn comme sécurité 100% amul fenn mais effectivement dañuy gis nit boo xam day ñëw créer beneen page bu ñu comme li nga wax sànq rek créer page Facebook bu ñu sa bos wala créer page Twitter bu ñu sa bos ba pare dem si ay say abonné wala say ami di leen pirater donc fi leen ko fekk te du fi jóge mais nag yaa toppatoo sa bopp chaque fois di jéem di xool lu ñu wax si yow si internet beeg yooyu ak ñoo xam ñoo koy seetu loolu yëpp mën a nekk fu ñuy tàggatoo moom mooy lan mooy solution waxtu bi xoj nañu quelques secondes bon solution moom mooy bi ma yàgg wax rek bañ a utiliser téléphone bañ utiliser portable bañ utiliser ordinateur bañ am compte Facebook bañ am compte Twitter loolu mooy première solution bi te loolu mënta nekk léegi nag beneen bi mooy léegi booy dugg si mbir nga xam ne lii musiba bu mag moo si nekk mën a yàq sa àdduna yàq sa lépp balaa nga ci dugg da nga koy seet ba noppi ba pare nga yem si fa nga war a yem c'est-à-dire que boo ci dugg nga tey balaa ngay envoyé dara nga baat boo seetee partage yi am fan yi ñu bëri am problème ak yoon partage moo leen ko yóbbee parce que nit day ñëw jox la benn vidéo bu bon rek wala lu rek nga partage ko te olof yi nee nañ li wax ki wax ak ki waxul daanaka ki wax waxul ki jottali moo wax olof yi yàgg nañu wax loolu balaa di am donc di si tey bu baax a baax te booy inscrit si réseaux sociaux yi ak fu mënti doon nga yem fi nga war a yem bul joxe sa information yëpp et puis doo def aussi lu ñëw sa xel rek nga envoyé ko Sénégal la ñu tàmm lu ñëw seen xel rek ñu envoyé ba pare xamuñu ne données yi nga xam moom nga dugal si internet bi nit ñi dinañ ko jaay dinañ ko jëfandikoo tey mën a yàq sa àdduna te du fa mës a jóge donc pour mën daal nga tey si mooy def ñun loolu la ñuy sensé association TIC protection di profiter di gërëm suñu membre yëpp ak suñu collaborateur yëpp ak suñu partenaire yëpp ba nga xam ne di si nit ñi yeewu ci balaa ñuy cliquer ñu réfléchir
lépp loo def foofu nga xalaat ne ëllëg mën na yàq sa àdduna ba noppi tamit ku ci am problème nga dem porter plainte parce que pour police ak gendarmerie xam li xew foog nit ñi di dénoncer affaire yi donc culture de dénonciation aussi il faut ñu développer ko si nit ñi beneen bi tamit mooy loi yi moom ñu koy gën a durcir parce que dara du si doy tamit Sénégal aussi gën a concentré wu état bi si cybersécurité parce que ñoom ñu ngi focus ci sécurité physique mais cybersécurité musiba yi mën indi sécurité physique du ko mën indi parce que dégâts yu bëri léegi mi ngi migré si physique bi di dem ci numérique bi donc ñu koy jaajëfal bu baax kii lee di Ahmadou Bamba Thiam nekk expert en cybersécurité nekk président wu association TIC protection en tout cas ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci disponibilité am di jaajëfal auditeurs yi ñuy bàyyi xel comme samedi bu jot 10h jàpp 11h ci seen émission sociale toute la ville en parle ma leen di wax kon ba samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité ngeen mën a suivre tamit émission bi ci www.rewmi.com www ngeen di def .rewmi.com jaa ngeen jëf